salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di rek am mbégte ak bànneex di jàkkaarloo yéen ni ñu koy defee saa su ko actualité laajee ni ñu koy yàgg di waxee rek ñun dañoo nekk ay sénégalais bokk ci réew mi am nag droit wax ci suñu xalaat ci nu muy doxee mën nañ ci ànd ak yéen comme aussi mën nañ ci bañ a ànd ndaxte xalaat la ñuy yor rek di ko joxe. di gërëm nag Omar Pène ci woy bu am solo bi nga xamante ni woy na ko muy jikko weñ maanaam fu tooy mu takk bu woowee mu dem loolu moom bu ñu ko xasee rek saaga nañu la. mu nekk ay son yoo xamante ne yàgg na mais dafay baax ñu di ko tegaat nit ñi di ci jàngat parce que woy moom bu yeetewul rek nekkatul woy. tey nag mbokk yi dañoo fas yéene waxtaan ak yéen ci tolluwaayu politique ci Sénégal ñu jël ci benn pàcc muy wàllum transhumance chaque jour ma fàttali leen ko te nag duma tàyyi si di ko waxaat. début d'année dama fi defoon benn vidéo man leen 2018 bii dinañu gis Sénégal lu nekk fii nag ba mois de décembre 2018 jikko yëpp dinañu feeñ. ñi daan xeex ngir seen bopp dinañu ko xam ñi daan xeex ngir Sénégal dinañu ko xam ñu seen bopp rek seen intérêt bopp rek soxal dinañu ko xam. ma jukki si nag si ñaar ñoo xamante ni tey jii mën nañ ko sax ëpp nawoon naa seen engagement ci wàllu politique nawoon naa seen détermination ci wàllum politique mais nag léegi kenn musul la ñëw mënu la mën a taxawal waatal ne la léegi man analyste politique la Sénégal xam naa lu war a xew yu ëllëg ku ko wax da ngay wax lu neex. ndax su ma jëlee kaw kii di Samba Thioub nga xamante ni moom ma nekkoon secrétaire permanent bu parti bu réew mi ginnaaw ba mu dem ànd ak Thierno Bocoum ginnaaw bi mu ñëw ànd ak kii di Siré Dia ne yooyu dañuy jàppale président Macky Sall pour ñu mën ko éliraat ci premier tour élection 2019 yi. su ma ñëwee tamit ci kaw Bamba Fall nga xamante ne fi mu nekk nii bii tànk du laal bële noonu la bëgg a doxee ak ñun yépp askan wi bëgg di jouer ak ñoom benn jeu de yo-yo politique. mu jot nag ñu wax jërëjëf ñëw na ci ay audio ay archives yoo xamante ne xewoon na fi ndax démb moo waral ñu naan tey damay dooree rek ki nga xamante moom laa njëkk a lim léegi muy Samba Thioub. ñu déglu quelques audio yi nga xamante ni amoon na fi ñu collectionné ko pour yéen ñëwaat léegi ci waxtaan wi. Depuis plus de 3 semaines, une tournée qui nous a menés dans certaines régions du Sénégal, à travers le nord, le nord-est du Sénégal, jusqu'au Sénégal oriental, Matam, Kédougou, Tambacounda, Ranérou, jusqu'à Salémata, Saraya et Fongolembi. Et comme on a communiqué, nous avons trouvé des populations dans le désarroi, des populations abandonnées et qui vivent pratiquement des misères extrêmes. Et notre rôle d'alerte nous a poussé à pratiquement faire un communiqué, exposer les conditions dans lesquelles nous avons trouvé ces populations et lancer un appel au gouvernement, au président de la République, qui est le principal concerné, lui qui était parti là-bas il y a 3 voire 4 ans, pratiquement s'enquérir de la situation, faire un programme politique qui a conduit ces populations à voter massivement pour lui et qui du coup n'a pas respecté ses engagements. Votre communiqué semble être donc comme une provocation du côté du pouvoir. Bon, ils peuvent le prendre ainsi, mais ce qui nous a poussé, nous, à faire ce communiqué, c'est appeler pratiquement le régime qui est là, qui a la responsabilité aujourd'hui, qui est dépositaire du suffrage des Sénégalais, qui a la responsabilité pratiquement de résoudre ces problèmes, parce que c'est eux qui sont élus. Donc, nous avons normalement, comme tout parti politique... Voilà, ma yamale ko foofu rek déjà lu mu wax ci tubaab la ñu tekki ko rek mooy que ni àll coono ak xiif ak naan ndox gu bon gu nekkoon ci àll bi li nga xam ne moom la fi Macky Sall liggéey deful dara ci àll ba maanaam ci lu mu bëggoon wax mu ne liggéey bi nga xamante ni ñoom waa parti mi defoon nañ ko sax Macky daf leen waroon a fay ci liggéey boobu mais ñoom dañ ko jël jox ko gratuitement ndax njëriñu réew mi leen soxal ëlbatiku
ñëwaat ne waa Kédougou ñoo jóg dal sa kaw parce que en 2000 ñi nga xam ne moo fi amoon comme infrastructure le président Macky Sall parce que li muy def lim naa ko léegi si tubaab li mu def si Sénégal boo toogee Dakar nga ne président de la République Macky Sall liggéeyul waa Kédougou ñoo jóg dal sa kaw parce que en 2000 ñi nga xam ne moo fi amoon comme infrastructure boo demee dans le monde rural tu vas constater en réalité qu'il y a de très grandes avancées dans ce pays là. donc loolu bu ñu ko doon lim di fi jógee le PUDC l'exécution du PUDC boo demee si dëkk yi suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci àll ñu ngi ci monde rural nga laajte dañuy naan la ñetti at si ginnaaw fii amul woon noonu te def nañ fi noonu ñooñu boo demee ne président Macky Sall def fi dara ñoom ñooy dal sa kaw boo demee ñi nga xam ne ñu ngi bénéficié wu si le programme PUMA nga xam ne ñu ngi si frontière du Sénégal nga dem gën a leen def njiitu réew mi def fi dara ñoom ñooy jóg dal sa kaw parce que en réalité il y a des avancées bourse familiale yaa ngi suñu waajur yi dañ doon toog dégg ne xaalis baa ngi circulé te ñoom daawoo si jot alors que si Sénégal lañ ko tey ñu may leen possibilité tey ñu am lu ñuy jëfandikoo am lu ñu dimbalee seen njaboot am lu ñuy fayee seen jàngloo loolu nekkul ay jéego mais ay jéego la donc tout n'est pas rose mais des efforts considérables ont été faits et sont en train d'être faits donc man sama devoir tey en tant que républicain du nekk fii naan vraiment maa ngi kii nga jant bi mel ni gumba boo xam ne rek bu xëyee rek danaa tax jant bi du leer waay moom gisul jant bi mais ñi nga xam ne ñoom seen bët baax ñoom ñi gis jant bi te xam ne jant bi dina leer donc c'est ça. waaw donc yaakaar naa loolu leer na mbokk yi damay mujjee seet ci audio bu mujj bi nga xamante ni moom ñuy permettre ñu gën a mën a dugg ci waxtaan ba ñu ko laajee keroon ndax da nga pare pour dem APR ci lu mu tontu woon. Ça ne m'a pas empêché de poursuivre mon. tey jii loolu yëpp compagnonnage boobu jeex ngeen génn yow Thierno Bocoum gaañ nag ñu ngi leen di séntu ñu bari ci biir APR parce que bari woon na fi ñu naan duñu dem ak nangam sangam opposition metti na ça demande beaucoup de moyens xëy na niñ ko ci waxee seddu bi du ngeen ci jot yooyu coono yëpp te ñëpp xam nañ ni nguur gi fa la mbir mi gën a yombe tey jii moom wax na ne xëy na mi ngi ci opposition bi fan lañ leen mën a séntu parce que 2019 soreetul boobaa xëy na lëngoo yeeg tractation yi dinañ gis beneen xarkanam. waaw li Thierno Bocoum wax si loolu day tuuma yoo xam ne mi ngi njëkkee si suñu parti la njëkkee d'abord parce que des informations telles que commencé woon nañu ko véhiculer si parti bi ensuite si côté nguur gi Thierno Bocoum tontu na si nee na yooyu yëpp c'est des accusations. mais samul tam ñu leen di contacter ci suuf parce que ñoom tamit c'est de bonne guerre dañu leen di contacter bu ñu gisee ne y a un militant là-bas et des jeunes pertinents et tout dañuy am ay ñuy dox ci suuf. waaw mais. xëy na yooyu nag du ngeen ko wax nii ci kaw. man du ma wax Thierno Bocoum de parce que moom xaw ma lu muy doxal mais li ma leer ba leer mooy moom li mu wax ci vidéo bi nga xam ne moom la publié démb ñu Sénégal yëpp déglu nañu ko ñëpp man gëm naa ko xam naa ne il n'est lié ni de près ni de loin au pouvoir personnellement man su ma génnee woon su ma bàyyee woon parti réew mi génn te amul kenn ku ma jege wala kenn ku ma contacté kon man c'est pas de valeur quoi amul valeur amul ma nit ki boo nekkee bon nga baal ma si kàddu gi mais nekk une jeune fille tout ça génn di dox pendant 1 kilomètre kenn xoolu la ko nga xool sa bopp. kon ñu ngi lay xool instant yi pour le moment maa ngi si Thierno Bocoum aw ma fenn foo xam ne am naa yéene dem fa si côté nguur gi. mais ñu ngi lay contacter je le précise. je le précise non je ne dis pas que ñu ngi may contacter mais mënul ñàkk nag parfois ñenn am yéene ne vraiment de jeunes yi mel ni yéene bëggoon naa leen am sama wet jeune bu mel ni Thierno Bocoum dégg naa sax benn restaurant ça c'est évident maintenant ñun nag li nga xam ne moom la ñu wax ci manifeste bi loolu leer na on est là nous incarnons l'alternance générationnelle dañuy woo ndaw ñëpp pour ñu def de la politique autrement ñu def de la politique pas ci ay complot pas ci ay compromission pas aussi ci ay def loo xam ne gëmoo ko mais ñu def de la politique librement def loo xam ne moom la ñu gëm pour vraiment bu ñuy yàlla joxee li nga xam ne moom la ñuy séntu muy nekk dans une position de servir notre pays ñu mën ko def vraiment ni ñu ko waree. yàlla nañu yàlla musal ci bii politique autrement yàlla nañu yàlla musal ci bii alternative générationnelle mbokk yi ay ndaw lañ ñun ñëpp ku nekk am nga mbébét liggéey sa réew man nee naa leen ba tàyyi ku nekk faral fu la neex mais na nga am gëm-gëm conviction nga am idéologie ci wàllu politique am li nga gëm
man j'ai beaucoup d'amis yoo xamante ne ñi ngi APR dañuy déggante di waxtaan ci jàmm mais mënu ma la comprendre yow nga ni ndaw nga réew mi dañoo yaakaar ci yow fu ngeen taxaw ngeen daan bàkkoo alternative générationnelle di xeex benn mbir pendant 6 ans nga nekk ci penc bu nekk nga toog fa wax lu bon ci nguur googu tey nga ëlbatiku ñoo ne kooku moo fi gën yan jeune nga war a yeb rek dem taxaw jàkkaarloo ñoom naa yaa ngi leen di convaincre pour ñu war a mën a falaat Macky Sall en 2019 il faut pas que politiciens yi di ñu jàppee comme des torchons des mouchoirs des mouchoirs à jeter ndaw da nga war a am fulla doon ndaw taxuta am jom mënuñoo nangu nag nit ñu jël ni duñu fooye comme ay foowukaay man de je suis libre ñëpp xam nañ ni politique gu ma bokkuma ci parti politique dama taxaw yore samay gët di xool te lu waay wax nag ma denc ko ëllëg mën na maa servir keroog Samba Thioub dañuy déggante ba mu génnee parti réew mi dama ko woo ma ne ko saa waay yow jël nga sa décision maa xalaat nga mu ne moom xalaat naa ci bu baax kenn bokkum falaa gis ni war nañu war a mën a ànd ma ne ko ba tey parce que gëm naa ne ay ndaw la ñoo bokkoon parti bañ dee ba gisul ñu gëm mën nañoo ànd d'accord mais quand nga jël li nga doon xam ni moom nga doon xeex plus de 6 ans ne taxaw fu nekk nga taxaw vilipande ko ne nga ni moo fi gën a yées président Macky Sall moo fi gën a bon ah lu nekk nga wax ko tey bu ñu doon génnee archive yi tey émission bi du fi xet tey nga bëgg a ñëw taxaw ne tu vas tout faire pour le réélire au premier tour en 2019 Samba nit dafay am rusukaay je pense que ni yebu leen sénégalais yi ba ñëw taxaw naan da nga leen di jéem a convaincre pour ñu war a mën a falaat Macky Sall ak li ngeen fi wax yépp ak lu ngeen fi wax yépp ban politicien lañu war a mën a gëmati léegi ban jeunesse lañu war a mën a gëm ban jeunesse lañu war a mën a dépendre pour mën a sauver les meubles pourquoi sénégalais ñàkk jom ci politique pourquoi sénégalais ñàkk gëm-gëm ci politique généralisement ñu may wax xam ne seen bopp pourquoi mënuñu am pas-pas xam ni endurance moo lay war a mën a may nga ma yegg fi nga jëm Abdoulaye Wade gis nañ ko 26 ans xeex na ko ba keroog yàlla di ko may lu mu koy may mais bëgg politique bëgg alal te nangu woo sonn jël politique daf ko métier depuis ba ñu ne Sénégal dañoo suñu carte d'identité dañoo dindi woon profession ba tey dañoo jël politique daf ko bëgg ko légaliser comme profession ku dégg ay waxtaanam yu njëkk am na si yu bëri yoo xamante ne sélection la ñuy def rek am na yoo xam mi ngi wax affaire mbirum côté social ah donc sonnoon na ak côté social sonnoon na parce que dañoo nekk ay ndaw nangu ñëw liggéey bëgg a jël yëpp wekk ko ci politique moo tax doo ci gis ku ci gore ngor kenn du ko am di ko jaay ci politique kenn du am ngor di ko jaay képp ku ñala jiw dafa jaay ngorom jàppal ni musul am ngor et c'est ça malheureusement noonu la Sénégal di doxee jamono ji nit ñi taxaw di ko seetaan nit ñi taxaw di seetaan lu ñu mel ñu bëgg ñuy jël di ñu jàppee comme ay marionnette di ñu fowee bu ñuy jàppee tey ñu naa woy sama am naa base politique lu nekk ñu wax ko lu nekk ñu wax ko parce que dañoo nekk ci nguur bu wax parce que bëgg deuxième mandat dina la jaral lu nekk yow xoolatoo crédibilité nit ki xoolatoo lu mu am ak lu mu mën yow essentiel na nga am rek kenn ku ñëw ci yow dëgg la loi de la politique dinañ ne ma addition la d'accord mais booy tànn yi da ngay tànn ay nit ñoo xam ne tey mënoo jàkkaarloo ki nga xam dafa doon xeex di la saaga presque 6 ans tey nga ñëw taxaw ne kii moom laay jël moom kii moo fi gën nga ñëw taxaw ne woy sol t-shirt Siré Dia moo fi gën kuy wër ku baax demal ci moom kuy wër ku yéwén demal ci moom alal ci baax ci loo moom lan lañ dénk Siré Dia lu muy def Thiès lan lañ ko fa dénk moom lañ dénk directeur général poste tey dem nañ ba poste recrutement dañoo dem ba xamatuñu sax fu ñuy dugal nit ñi ñu bëri ñu ngi Thiès toog di fayee ko ay salaire yoo xamante ne xëyuñu poste xëyaanuñ poste gis nga alal kum bu la taxee gore di jàppal ni yow sa moroom yi dinañ tekki ba te doo si bokk nit da ngay am gëm-gëm da ngay am fulla ci li ngay jëf boo gisee boo bëggee ku la gis jox la cër da ngay respecter sa bopp te respecter sa bopp mooy waroo utal njëkk sa bopp ndax lu mu def nii taxaw bëgg a jël dikki di xeex ko vilipender bilan Macky Sall fu nekk bourse familiale yi muy taxaw di ko défendre ay yalwaan lañ ko tuddee woon ñoom ah demoon nañ ba naan ay mbir mi lu nekk dénigré nañ ko PUDC
tout le monde se rappelle sa fameuse contribution bu mu defoon sur Souleymane Jules Diop un homme sans dignité donc loolu lépp yàggul tant que ëppul 10 ans yàggul comme démb ci man lu nekk nga ñëw taxaw wax ko si nit ki tey nag ñoo ñëw taxaw fii way dañuy jéem a xool nañ nan la ñu war a mën a falaate Macky Sall derrière Siré Dia ndaxte nit ki amul ku ko gën a baax amul ku ko gën a am diine amul ku ko gën a lislaame lii mooy Sénégal lii am na yoo xamante ne yenn gàcce yoo xamante ne bu ñu koy teg man bu doon les anciens politiciens professionnels yooyu du ma métti mais kii ndaw la on est de la même génération fu nekk ñu taxaw di fa bàkkoon ne alternative générationnelle moo dafa war a jot réew mi man ku ma gis benn ndaw mu engagé su dara damay sawar pour jàppale la ndax rek bëgg sama émergence sama ndaw réew mais tey ñoom ñoo ñuy rusloo ñoom ñooy détourné xaalis yi ñoom ñooy détourné fonds yi boo demee kaso ñoom nga fay fekk boo demee ci politique ñoom ñoo lay trahir boo demee ci foo mën a dem ñoom nga fay fekk et malheureusement nag li mooy Sénégal ñu bëgg a jël nag politique légaliser ko comme profession noble mu nekk nag loo xam ne mbokk yi ñun ñoo war a jël nag suñuy responsabilité bopp am na foo xam ne bu ñu fa tollee pesum kanam borom moo koy fajal boppam waratuñoo nangu benn ndaw ñëw di ñu mbubboo parce que ñii ñoom lu ñu daan wax yenn transhumants yi sax ay ñoom Omar Sarr ay ñoom comment dirais-je ñoom Omar Gueye ñoom Pape Diouf mais ñooñu ñoo leen tane sax ñooñu lu nekk dégg nañ ko ba ñu quitté parti bi dem ànd ak Macky Sall te ñoom ñii ñoo leen daan xas di leen saaga ci réseaux sociaux yi tey ñoom ñoo fi nekk di def lu ni mel kan lañu war a mën a gëmati léegi ci Sénégal kan lañu war a mën a gëmati ci Sénégal ci politiciens yi kan moo ñu war a mën a garantir ni kii yàgg-yàgg ngorom rek lay àndal amul man de mënuma ko waat man politique Sénégal ni ñu koy jàngatee dafa ma dépassé fu mu nekk nii lu teew ak lu weesu rek laa mën a wax fu mu nekk nii mais mënutuma wax mukk loo xamante dina xew ëllëg kasaalika ak Bamba Fall keroog dama fi tef si benn live wax fi lu ma ciy wax ñu bari gis loo xamante waxoon naa ko Bamba Fall moom lu muy def weesuwul dóor ay dóor martu dëgg weesuwul lii Bamba Fall di doxalee dafa nekk di dóor marto kii di njiitu réew mi ak soxnaam ak premier ministre keroog bañ koy jël di ko tëj ci kaso ba rëbës jékki-jékki jabet bi daaneel ko fa mu am crise ñu koy yenu di yóbbu hôpital ñu nekk ci réseaux sociaux yi fu nekk ñu taxaw jooyal ko fi yuuxul ko défendre ko pour ñu war ko mën a bàyyi boobu ana son grand frère Macky Sall ana ki nga xamante ne moom mooy jigéenam mu bëgg ko lool ñoom ñaar ñu bëggante Marème Faye Sall ana boobu ana son ami et frère le premier ministre jamono ju muy souffrir yooyu yëpp ba muy nekk ci tàngaayu rëbës ba ana ñooñu ñëpp donc nañu bàyyi naxante mbaay yi ñuy nekkee bëgg nekk des ennemis ci bëccëg bu guddee ñu taxaw di dem raasaatu muru palais yi dem di toog ak ay Aliou Sall ñu leen di tegal ay ngoyaan te lu nekk xas nga ko fi Aliou Sall lu nekk saaga nga ko fi Aliou Sall lu nekk ñii dañoo yeb nit ñi lu nekk saaga na ko Aliou Sall wax bu ñaaw bu nekk teg na ko ci Aliou Sall dem na ba Aliou Sall bu dee bay nekk maire sax lu magam nekk président moo tax lu mu fi wax Macky Sall moom jarul ñu koy sax nekk di ko répété wat loolu ay mbir ndax boo demee bind Google Bamba Fall Macky Sall di nga dégg lépp loo xam ne wax na ko tey bu ñëwee taxaw fii amoo ñu lay laaj amul dara looy wax lu dul taxaw fi naan ay seuls les imbéciles ne changent pas dafa nekk loo xamante ne dafa ruslu. Fonctionnaire de l'État. Il fut un temps, Bamba Fall était très critique envers le président. Seuls les imbéciles ne changent pas. Merci. Monsieur le maire, un mot sur la manifestation de l'opposition hier qui a été apparemment réprimée parce qu'elle était... koo xamante da nga ñëw ànd ak opposition bi tey ngeen de benn meeting bu mag di fàttali ko 1 an yi nga xamante moom la Khalifa Sall def ci kaso bi lu nekk nga wax ko Macky Sall nga xëy la 8 mars dem taxaw di ko taggal ay maamoom te lu jiitu loolu aussi gis nañ ñi nga xamante ne xewoon na fi donc bu ngeen toogee ëllëg mu créé benn mouvement taxawu Médina wala suqali Médina bu mu leen bett
parce que léegi mouvement yi moom mooy nekk benn ticket boo xamante ne moo leen mën a permettre ñu dem taxaw ne dañuy travailler en collaboration avec le président de la République parce que il faut que ñu am leen loo xam ci lañ war a mën a bootu pour mën a am accès foofu boo xoolee ay ñoom Ousmane Ngom ba mu bëggee def dafa créer mouvement boobu ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye créer seen parti ñoom Aliou Sow créer seen mouvement ba moom aussi ci la jëm Pape Diouf bu ex réew mi créé woon na fi mouvement am tamit ay ñoom Omar Gueye ñoom ñëpp donc mouvement boobu moo leen mooy seen billet d'entrée day mel ni école tey boo tardé da ngay dem surveillance nga wuti billet d'entrée donc mouvement boobu mooy seen billet d'entrée pour ñu war a mën a am accès foofu ay dóorkat lañu fu Sénégal toll tey ñoom ñoo ko tardel ay nit ñoo xam ne amuñu gëm-gëm amuñu pas-pas ci politique bu ñu fi taxawee ne du ma nangu kenn génn ma ci parti socialiste ndax ci laa bokk actionnaire laa fa tey bëgg a dem ci Macky Sall moo tax nga génne sa bopp yow ci parti socialiste bi nga doon bañ a génn dégg ngeen ko démb mu ne bokkatul ci benn parti politique parti bu mbokkoon dàq nañ ko fa donc au lendemain de la libération de Khalifa Sall il est libre donc kon kii Khalifa bu yow mu compter ci keneen ku dul moom Barthélemy Diaz lu ko nit war a mën a waxal bu ñu waxee ñu ne dafa réew dafa tàng dafa xamadi lu nekk waaye Barthélemy Diaz am na conviction am na lu mu gëm xam na fu mu bëgg a yegg xam na lu mu bëgg xamuñ ni Macky Sall tey genre nit yooyu la gën a respecté ko ñoom ñii parce que dañoo jëlee testé boo amulee njëkk kenn du la faale te leer na ma ni fukki Barthélemy Diaz moo ko gënal benn Bamba Fall comme nu ko fukk Khalifa Sall gënalee benn Tanor Dieng politique da ngay am fula boo bëggee ku la gis jox la cër waaye nag dafa di xale rek ci politique wala mémoire am gàtt ndax ku fàttaliku 2007 ba Idrissa Seck Sénégalais yëpp naan Idrissa Seck Ablaye Wade jamono jooju Idrissa Seck nekk candidat c'était pas son problème non problème mooy fexe ba nit ñi am xel ñaar ci Idrissa Seck ba nit ñi commencé soupçonner Idrissa Seck si ay mbir moo taxoon mu recevoir ko rien que rek pour nit ñi ne wooy Idi ñoom ñëpp a yam dañuy ay dil lañ keroog loolu moo tax Idrissa Seck ba tey moo ko topp ba tey Macky Sall ci loolu la nekk di jouer ak Bamba Fall te Bamba Fall mënul comprendre loolu ndax bu ñuy xool Dakar région de Dakar bu ñu ko jëlee Rufisque daanaka ñoom ñoo fa gagné Pikine ñoom ñoo fa gagné Guédiawaye ñoom ñoo fa gagné Grand Yoff mënu fa teg tànk ak Médina ñaari communes yi ñoo ko jaaxal donc ay Hann ay parcelles yëpp fi nekk nii récupéré nañ ko mu ne nag léegi Médina bi nga xam moom a jaaxal te yónnee naa fa 4 ministres waa ji gagné leen léegi dinaa fexe ne ba waa Médina yëpp commencé jéppi waa ji te nu ma ko mën a defee mooy fexe ba jéem di ko defal waxeet ba jéem di ko defal mu def benn jeu de yooyu politique boo xam ne kenn dootu ko mën a te gëm donc Macky si loolu la nekk en plus il est en train de réussir li nga xamante ne moom la bëgg ndax tey Médina boo fa jëlee tey 5 jeunes 3 yëpp koo ci wax Bamba Fall mu saaga la parce que mënoo nekk nag ennemi ami de mon ennemi sa xarit ennemi nga bëgg a ñëw xaritoo kooku loolu mënul nekk tànk dafay lemu rek wala mu banku wala mu tàlli malheureusement nag li mooy Sénégal dañuy jël jaay loolu sa ngor weddi loolu say waxu démb ba nit ñi dootuñu la nit ñi di la xeeb ñu nappaaje la dugal la ci tiroir yi ay Souleymane Ndéné Ndiaye ñu fi daan dégg ñu naan petit di créer parti di wax di dal da ngeen déggati fenn Ousmane Ngom da ngeen déggati fenn ay ñoom Aliou Sow da ngeen déggati fenn gis naa Fada Berk dem ñu ngi koy piis bët parce que Macky moom ci dëj rek léegi ndeysaan lay profité moment yi nga xamante ni nit ki xol baa ngi tooy nga ñëw seet si ko au lieu que nga jaane ko masta ko mais da nga ñëw di foo waxu politique moom moo daloon si nijaay Bamba Fall bi ak moom lañ gis aussi si Modou Diagne Fada démb finalement nag mooy loolu Sénégal kenn mënu see wax dara fi mu nekk nii politique luy war a xew ëllëg parce que ñu ko seq ñoo jubuñu fi mu nekk nii di ngeen dégg rek daa suppa rek di ngeen dégg Modou Diagne Fada ngeen dégg bu taxaw ne day jàppale Macky Sall te fi ñu koy teg mooy ñi nga xamante ñoom laa collaborel ba ma deelee ñëwuñ seet si ma jaale ma kële moo jóge fa ñëw jaale ma donc man ku ma yëg kooku laay yëg même discours ba am fal tenir rek loolu lay tenir
loolu mooy Sénégal fu mu nekk nii mu nekk nag loo xam ne dafa jot ñu xoolaat suñu bopp dafa jot ñu xoolaat suñu taxawaay dafa jot ñu xoolaat lu ñu gëm xam ni nguur yàlla moo koy joxe. tey jii Ousmane Ngom lu ko daloon rek war a mën a doy jàng leçon koo xam ne da nga ànd pendant 25 ans di xeex benn mbir année bi nga fay jóge année boobu la ko yàlla di may ndam mooy en 2000 moog ay ñoom Jean Paul Diaz ak ñoom ñëpp Serigne Diop après sax si baaxaayam moo tax mu xëccal leen ñu ñëw liggéey ak moom. mun ndakk nag mbokk yi loolu laa si bëggoon a wax bëgguma si nekk loo xam ne dama koy guddal ndaxte je pense que bu ñu waxee li nga xam ne mooy l'essentiel rek yaakaar naa ni dina dugg si nopp yoo xamante ne dinañ ko war a mën a dégg. encore une fois may fàttaliku rek parce que parfois du ñàkk damay gis yàgg naa jot message yu mel noonu ay nit naan ñu woy Seydina yow xamuñu foo bokk bu teyee nga défendre Macky Sall bu ginnaaw suba nga attaqué Macky Sall far ci opposition bi ginnaaw suba nga ñëw far ci man leen man benn ñi naan ay activiste xaw ma man nekk ba ci yooyu man ba ma commencé di def ay vidéo ak di def ay émission ak ay chronique loolu ça fait presque 8 ans ngi ni ci même ci 8 ans ci ren bokkuma ci benn parti politique bokkuma ci opposition bokkuma ci parti au pouvoir am naa nag sañ-sañ taxaw ne ànd mag Macky Sall nu muy doxalee su ma gisee mu def lu baax damay taxaw wax ko bañ fa defee Gambie taxaw Gambien yi ba fexe ba jëlee fa Yaya Jammeh dama taxaw saluer ko su ma gisee lu baax dama koy wax su ma gisee nit taxaw di saaga président de la république tamit ànduma si dama koy wax ak koo mën a saaga ndax man ay saaga ak wax ju ñaaw mu duma ko d'accord te duma ko cautionné dinaa taxaw xeex ko fu ma ko war a xeexee bu ñu defee safaan bi it maay njëkk a taxaw ne lii d'accord ma ci opposition bi nag kazalika donc man bu ñu bëggee ànd dañ koy teg ci kaw dëgg bu ñu gisee luy dëgg ñu wax ko bu ñu gisee safaan bi ñu wax ko man su may def samay émission samay du ma ci xool fii ma far wala fu ma far wala kii lii moo neex kii wala lii moo neex kële dëgg rek laay wax ndax lu dul dëgg moom du yàgg donc li nga xam moom mooy dëgg li nga xam moom laa gëm tamit mun naa it gëm dara fekk nekkuma ci dëgg mais man lu ma gëm loolu laay wax donc ma fàttali ne man bokkuma ci opposition bi bokkuma ci mouvement présidentiel bi samay xalaat laa yor di ko wax li nga xamante dafa métti askan wi lu métti ndaw yi lu métti immigré yi yooyu laa gëm te man si yooyu laay wax donc yaakaar naa ni loolu moom il faut que ma xaw ko leeral tuuti rek nit ñi bañ ma dëkkal ne ak opposant la wala ñu bañ ma dëkkal ne ma mouvement présidentiel laa bokk donc man Sénégal rek moo ma ñor lépp lu xew wala lépp lu ñu teg njëriñu Sénégal laa ciy xool tout le temps ma ni leen sénégalais yi taxuñu ma may xeex Sénégal moo tax may xeex donc man lu ko njëriñ rek ak lu njëriñ sama réew rek ci loolu lay dox mbokk yi maa ngi leen gërëm bu baax di leen sant di dellu encore une fois